dañuy waxtaanee dëkkuwaay ak Dieynaba Seydou Batal tey nag ñuy jéem rek waxtaan bëgg a juboo ak suñu gaañ yi luwe. bëgg a juboo ak ñi lay luwe. waaw woy bi kat noonu la woon. ñooñu ne mën nañ ñoo jubóog ñoom waaye li ñu war a xam aussi mooy kii di loué di locataire bi droit ya mu am. et puis nag ñu ngi dugg ci datu délai yi tey le 6 le 10 la ñu jëm date limite ñu ngi ci ay datu délai bor délai lu yaas. wallaay ñu ngi dugg ci date yi. wallahi en tout cas yaakaar naa ne bu ñu toppee li nga xamante moom lañ leen di indil ci rubrique bi dinañ xam. que ne que locataire am nga droit yu bëri yoo xamante ni daanaka. yow xamoo ko te il faut ñu xam ko pour ñii di bailleurs yenn saa yi ñu mën di weñ seen loxo. parce que bailleurs yenn saa yi dañoo yaakaar ne il se croit tout permis. alors que comme ñu ñuy wax lu basique. nul n'est au-dessus de la loi. donc mais mbirum loi yeeg parce que xam nga CDI. ak CDD dafa am ci mbirum location. contrat à durée déterminée ak contrat à durée indéterminée. dafa am ci mbirum location. mais loolu incha allah dama ko bëgg a denc. ba semaine bi ñëw comme ça ñu waxtaanee ko mais tey. li ñuy waxtaanee kenn mënu wax yëpp ndaxte liy duuf yëpp mënul xaj ci cin li. donc dañuy ñëw ci li war kon bailleur bi ak locataire yi ñu seetaan si professeur Abdou Wahab Ndiaye moom professeur la kii la universitaire la agrégé en droit. moom it dégg naa ku baax la. ku baax la ci xam-xam. ayca ci poste nag. contrat de bail usage d'habitation code des obligations civiles et commerciales du Sénégal moo ko tënk moo ko tëral moo ko organisé léegi boo demee ci code bi da koy def li ñuy wax contrat synallagmatique maanaam contrat boo xam ne kenn ku ne ci partie yi dafa am loo warloog sa morom bailleur bi am na lu muy yenn preneur bi tamit ñu naan ko locataire bi am na lu muy yenn bu fekkente ne preneur bi la nag moom am na ba ñetti obligation loué nga nit ki kër da nga ko war a jox muy benn da nga ko war a jox en bon état en bon état bu ñu koy wax mooy kër yi dafa war a nekk kër gu ñu war a mun a dëkk maanaam buntu yaak lépp li ñuy laaj ci kër ngir nit mën faa ñëw dëkk si dafa war a am waxuma nag da nga ko war a meubler bu dee bokku seen contrat loolu bokku ca waaye li ñuy xaar ci taax bu pare dafa war a nekk ci kër gi loolu mooy délivrance bi bu fekkee ne les grosses réparations mooy réparation yi nga xam ne dafa tënku ci bâtiment bi mairie yeeg toiture yeeg yooyu bailleur bi moom moo ko war a di réparer heure bu ci problème amee donc loolu ci kaw bailleur bi lay teg. kon daal lampe warul griller wala robinet daal di damm ñu ne ku bailleur bi na ñëw defar. déedéet bu dee lampe la loolu obligation d'entretien lay dugg foofu noonu preneur yi moo koy yenn lampe bu yàqu preneur yi moo ko yenn yu yàqu yu ndaw yi ci kër gi robinet bu mënatul a tëju wala mënatul a tijjeeku loolu preneur bi moom moo koy yenn donc réparer comme mi ngi mel ni oto rek jàppee ko noonu lépp li nga xam ne ci machine bi la bailleur bee ko yenn lépp li nga xam ne nag ay changer huile la changer phare ak yooyu preneur bee ko yenn noonu la demee tamit ci mbirum location immobilière. ñu ñëw ci preneur bi. parce que foofu la jafe-jafe gi nekk. lan mooy ñoom seen ay devoir lu ñu war a wàccoo ak bailleur bi. waaw preneur bi moom la doon wax sànq li ci njëkk mooy loyer yi dafa war a fay loyer mais foofu it jaroon nañu taxaw ci tuuti ndax loyer yi xam nga contrat bu ñu faral di wax contrat dañu naan c'est l'affaire de la volonté des parties maanaam ñi ko seq ñoo koy tëgg lépp lu ci am ñoo ko war a décider mais en matière de bail demeewut noonu trop lu tax ndax loyer yi amu leen ci liberté totale ndax loi état bi da cee dugal loxoom depuis 1977 dañu jàpp Sénégal ne 2017 la mais demeewul noonu c'est depuis 1977 depuis 1977 la état du Sénégal ne day contrôler nan ngeen di tënkee loyer yu kër da ngeen ko war a def par rapport ak valeur u kër gi région bu nekk da nga war a am une commission d'évaluation boo xam ne mooy xool valeur u terrain yi foofu su noppee mu yónnee ko ministère chargé des domaines ministre bi moom ci bopp mooy fixer le prix du mètre carré léegi par rapport ak prix boobu nag la bailleur ak preneur war di fixer seen taux de loyer leneen li ci topp mooy l'obligation d'entretien bi ma waxoon sànq entretien bi buñ la joxee dara nga yor ko da nga ko war a toppatoo entretien bi ci tànku toppatoo la jëm bâtiment bi yow yaa ko war a toppatoo immeuble bi ñu la jox yow yaa ko war a toppatoo lampe yi yàqu bunt yi nga xam ne mootul tëju yooyu yëpp yow yaa ko war a def ci sa toppatoo maanaam gérer ko loolu bi ci mujj mooy l'obligation d'utiliser le bien en bon père de famille xam nga bon père de famille day bokk ci notion yooyu ñu naan en droit les notions floues ou bien les notions souples ay notions lay nekk yoo xam ne amul définition bu tënku mais dañ koy jël ngir chaque jamono juge bi mën a xool li méngoog jamono mu jox ko notion bi débiteur bi bu ñu la joxee preneur bi ñu la joxee kër da nga ko war a par rapport ak notion bon père de famille da nga ko war a utiliser comme bu fekkente woon ni yow yaa ko moom.
mbokk mu ngoog ñu doon déglu professeur Abdou Wahab Ndiaye xam-xamam màcc na ci wàllu yoon et puis li muy expliqué defe naa am na solo muy lépp loo xamante ni jëm na ci li la war ak li la warul yow mi loué ak ki la loué. parce que xam nga en fait généralement boo seetloo bu baax Pape Cheikh dafa am ay jafe-jafe yu bëri yi nga xamante ni day dox ci diggante bailleurs yi ak locataires yi. la ko waral moom mooy ñu ci gën a bëri xamuñu lu leen war. xamuñu li nga xamante ni ci ñaari côté yëpp ci ñaari côté yëpp mais rawatina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bailleurs yi parce que yenn saa yi bailleurs yi dañuy foog ne que comme que kër gi ñoom ñoo ko moom daanaka lu ne maanaam droit yëpp lañ ci am alors que nag yow boo xësee ba jox sa kër nit kooku ki nga ko jox di la preneur kooku aussi am na loo xamante ni moom moo ko war ci kër gi maanaam yenn responsabilité yoo xamante ni moom moo ko war ci kër gi damay joxe rek benn exemple bu nekkee yow da nga jox nit sa kër xam nga sànq maa ngi ko doon wax ne la am na la ñuy duppee contrat déterminé am na contrat à durée indéterminée nañu koy daggee ak nañu koy renouveler contrat bu am app ak bu amul app loolu yëpp incha allah kon bi di ñëw lañ ñu koy rek daal di def daal di wax mais bu nekkee da nga xaatim déggoo sa diggante ak sa bailleur li war par exemple yow en tant que locataire kii di joxe mooy nga joxe kër gi en bon état joxe kër gi en bon état moom mooy lépp li nga xamante ni moom moo baax ci dëkkin maanaam yow Pape Cheikh nga bëgg kër tey lépp li nga xamante moom mooy confort minimum dafa war a am maanaam en bon état da nga ko war a jox en bon état ndaxte loolu aussi bokk na ci critères yi nga xamante ni moom mooy tax yow mii di locataire nga mën a wàccoo ak li nga xamante ni moom nga kon warlu moo la warloo ak kii di nga baal ma dogguma la ngay demee ci mar naan bu mu la tax a naan petit chat bëgg kër ba dugg ci loo xamante ni boo ca dëkkee après da nga koy réccu wala nga ayoo ak borom kër gi loolu moom baaxul mais na nga jël sa temps na nga xool bu baax li nga xamante ni moom moo la arrangé ngeen waxtaan xaatim ko nag doog cee dugg kon nag loolu mooy kon que nekk voilà kii di preneur bi dafa war a joxe kon kër gi en bon état waaye kii nga xamante ni moom mooy locataire bi moom la ko war professeur wax na ko mooy daal di fay location si waxtu bu mu jot parce que ñu bëri lu ñu xamul mooy location da nga ko war a fay en avance mais fii Sénégal nit yi yenn saa yi fin du mois la ñuy takkale fay location bi ci déggoo ak bailleur bi mais location da nga ko war a fay à l'avance comme ni ñuy fay école à l'avance donc location noonu la war a defe naa léegi ñëpp noonu la ñuy def c'est-à-dire weer bi nii nga fayee nii du weer bi nga génn de mooy weer bi ngay dugg moom nga fay nii waaw moom nga fay mais xam nga am na généralement ñi di jaar ci agence ñoom ñoo xam système boobu mais bu nekkee man bailleur man maa bëgg a louer nit mun naa am nu ma lijjantee ak moom ba mën a ko bàyyi ba fin du mois mu dëkk ba noppi dooga mën a fay loolu am na ay bailleurs yu koy def mais bu nekkee koo xamante ni xam na la ko war ci wàllu woowu à l'avance la koy rek daal di fay mais aussi lii indi ay problème jafe-jafe ci diggante bailleurs yi ak preneurs yi mooy travaux yi nga xamante ni yàqu-yàqu yi am ci biir kër yi ndaxte locataires yi dañoo war a xam ne lépp luy gros travaux loolu la bailleur bi war a def maanaam mur bu yàqu pan wu kii bu wadd lu jëm ci travaux yu mag yi loolu la kii di bailleur bi war a jël mais lu jëm ci robinet bu yàqu loolu locataire bi moom moo ko war a daal di defar parce que chaque fois damay gis ay jafe-jafe yoo xamante ni nit danaan du ma defar lampe bi du ma defar buntu bi parce que buntu bi dafa yàqu mais loolu locataire moom moo ko war a defar te loolu il faut que ñu si insister parce que saa su ne moom mooy indi réeroo yi am ci diggante ñay loué ak ka ñu loué oui moo tax droit yi ak devoir yi nit yi war koo xam il faut ñu xam ko ndaxte kii di locataire bi da nga war a jël kër gi def ko sa kër loolu moom mooy nga def ko en bon père de famille parce que loolu dafay bokk ci loi yi nga xamante ni moom moo tënk loolu yow mi buñ la joxee bu nekkee kër boo xamante ni yow yaa ko tabax da nga ko toppatoo boo xamante ni bu mucc ayib lay c'est ça parce que kër gi nga loué fekk yaa ngi fay dëkk sa kër la ki la ko loué moomu ko ay jaabanteeg njaaba njale man boo ñëwee ma ñu ne ca xaj maa ko loué maa ko moom c'est vrai oui parce que boo xamee sa wareef day tax itam kenn du la manqué respect voilà c'est ça moo tax nag bailleurs yi comme li nga wax dañ cee war a bàyyi xel xam ne nit boo ko loué yow loué nga ko sa kër ba muy génn kooku daanaka moom këram la parce que ci biir contrat bi dafay man da xam nga damay loué ba pare dama cee bëri fulla noo koy defee fulla gu bëri laa nekk woon rek ca jamonoy loué yu njëkk ya waaw loué rek boole ko ak sama fulla gu metti fin du mois jot ma tukki yéex a fay lundi matin maa nekk ci une Walfadjri génn nañ ma ak samay bagage ñu revue de presse ma ndeysaan wallaay ndeysaan yàgg na ça fait longtemps boobu ay xale ngeen quand même c'était il y a longtemps mais est-ce que sa bailleur amoon na droit amul droit boobu évidemment et que loolu c'était que des mensonges j'étais pas sorti de la maison
j'étais là-bas mais ñu illustré ci journal bi une Walf Grand Place xaw ma genre journaux yooyu à la une man ak sama photo ak ay bagages yu ñu téléchargé xam naa que génne nañ ma c'était au Maris d'ailleurs il y a longtemps il y a 6 ans quelque chose comme ça donc il faut lépp tegu ci yoon ak ki nga xamante ni mooy loué ak kii lay loué. surtout waxtaan di dox seen diggante. voilà ku nekk daal bu xamee ay wareefam. daanaka dina yomb comme le professeur wax kii di loué am na li la war am nga aussi ay droit mais ki bailleur bi aussi am nga li la war mais am nga aussi ay li nga xamante ni loolu la locataire bi war a def. donc ku ci nekk daal nañu waxtaan dégg ngeen bu baax li nga xamante ni moom moo war ci ñaari parti yëpp kon daal ñu bàyyi ci xel. xuloo yu sew yi am ci diggante bailleur yi ak kii jaru ko ay robinet bu yàqu loolu locataire moo ko war a defar. waaye bu nekkee mur moo daanu damay joxe exemple rek loolu gros travaux la loolu bailleur bi moom moo ko war a def mais aussi bailleur yi lu ñu war a def aussi Pape Cheikh mooy bu ñu defee contrat ba noppi nañu yóbbu impôt et domaine ñu dem enregistrer ko foofu oui parce que am na looy fay itam am na looy fay loolu souvent locataire dañ ci xuloo te xamuñu ko waaw mooy taxes yi ñuy fay ci wàllu taxes yi ñuy fay aussi ci wàllu ordure loolu aussi bailleur bi moo ko war a fay mais bailleur yi léegi dañuy jël taxe boobu noonu gàll ko ci biir kii bi alors que loolu vraiment loi waxu ko loi lu mu wax te professeur Ndiaye leer na ci nee na lu jëm ci taxes yi ñuy fay ci wàllum ordure loolu bailleur bi moom moo ko war a fay donc ngi laay war a suuli ku ci nekk la nga war a def ko kon bu boobaa daanaka mbir daal ay jafe-jafe du ci rek daal et puis oustaz loo warta lekk ko bu dee ñaar fukk par weer di nga ko gokke ba mu mat sëkk il faut que ñëpp xam loolu te ñu éviter dañu ne ñëpp nekk ci jàmm ku nekk xam li la war ak li la warul kii loué ak ki ñuy loué moo gën ñuy jaayante réew ku nekk di jaay damaa la gën a réew daal boo jaaree ci yoon bu oustaz pare dinaa la jox benn exemple boo xamante ni nit ñu ci gën a bari ñu ngi koy dund ci jamono ji te fekk ku nekk da ngay jaay sa morom ni maa la gën a réew wala maa la gën a voilà te yàlla wax na ko yàlla ne suma la tus alun na yow ma isin ali na ñu ne ëllëg daañu leen Sénégalais lu mu la ëppalee woon dërëm par dërëm ñu lijjanti dërëm par dërëm bii foo ko jëlee waaw yàlla lew na ma de waaw léegi bi mu la lewee ba pare foo ko dugal mais comme que dërëm bi la lew la ñuy lijjanti ak asantuwaak bi la lewul yàlla day lijjanteeg yow bi nga xam ne lew na la bi la lew la naan la bi mu la lewee foo ko dugal ñu xool léegi nag bi la lewul nag alaj pap bari na ko dëgmal këram fekk la mu ko tabaxee lewul bari na ko ay njabootam toog di lekk mu tiit bari na koy toog di gëmmentoo ko waxtu ci mbedd yenn saa nga gis ku nekk ci otom di waxtu fekk dafa tiit fekk la ñuy am ak yu ñuy ameel doomu aadama yi yenn saa yu nit tabax borom këram mais ameel ay locataire am ak yoo xam ni na bàyyi xel ñetti fan yi bàmmeel borom kër yi wut xaalis tabax seeni kër ñoom itam nañu bàyyi xel ak ki dëkk di la fay par weer dëkkin nga waaye ki dëkk it na bàyyi xel ki sonn ci alalam tabax ko. ok na ko respecté. moom itam na ko respecté. surtout digganteem ak borom. alaaj Pape daal loolu kenn ku ci nekk bu téyee mbir mi ni maa ngi ciy seet borom bi subhanahu wa taala maa ngi ciy seet yàlla. yàlla moom boo ko jiitalee ci lépp rek def lu baax. justement nag dafa am ay locataires yoo xamante ni du ñu seet yàlla xam nga yenn saa yi aussi ñoom ñooy tooñ. parce que yow nit jox la kër nga def ci kër gi lu la neex parce que rek nee nga kër gi du sa kër kayit bi sa kayitu kër gi sa tur nekku ci di bind ci ay mur wala dem di fàtte ay fosse septique voilà loolu aussi voilà loolu aussi lu mata lii la mais aussi ñi nga xamante ni ñoom koy def ni hôtel di ci hospitalisé mais xoolal defar ba mu baax mais nag defar googu nag balaa nga koy defar Pape Cheikh ngi hospitalisé ñi nii Pape Cheikh ba lëndi Pape Cheikh damaa bëgg nga bàyyi xel bu baax ci li ma lay wax dama ne defar bu ba mu baax boobu nga wax ci mbirum defar kër balaa ngay defar ba mu baax mbirum transformation yi ni mel da ngay am autorisation parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne dañuy bëgg a transformer kër bi ñu nekk wala appartement bi ñu nekk te loolu amuñu ci droit dañoo war a laaj autorisation bailleur bi ba mu jox leen ko ba noppi ñu ciy doog rek daal di def yu ne wala sax bu nekkee bailleur bi d'accord na te yow moom amul xaalis mën nga financer su ko defee moom après mu daal ciy tekki kon lu jëm ci wàllu la nga ca def léegi nag lu jëm ci contrat yi ak nañu koy rek daal di defee rupture de contrat yi ni mel loolu dinañ si dellu si parce que am na yu bëri ay histoire yu bëri yoo xamante ne ñi ngi ci biir loolu dinañ ko leeral incha allah ku ci nekk ñaata weer la loi bi may pour nga génn wala nga dugal keneen ak ndax boo dugalee keneen locataire bi mën na la rek daal di topp ci yoon ak daaniñ ci rek daal di topp loolu nag vendredi prochain super et puis léegi dañu toll ci jamono boo xamante ne jamono yu jumtukaayu xarala yu bees yi c'est-à-dire information bu nit mën a am bu duggee Google sama waa ji mën na koo xam wala doomi ndeyam Wikipédia chercher trouver des infos day tax ngeen xam seen droit
droit ak seen ay devoir ci diggante ki ngeen ko seqal moo xam dëkkuwaay la moo xam liggéey la moo xam lépp en tout cas nit daal war na fexe ba kenn bañ ko yabeel itam nañu ko éviter ci diggante yi ndax loolu mooy lii ëpp solo suñu borom a sàkk ñëpp ñun ñëpp li américains yi wax the same kenn gënu fi kenn voilà damay liggéey di fay yow it da ngaa liggéey ba tabax sa kër loué ma donc dañu respectante rek lépp mën a te léegi bailleurs yi man li may gën a métti ci ñoom aussi mooy duñu def qualité léegi ci seen tabax parce que dañ naan dañ koy loué duñ ci def qualité seeni nekk comme gunu voilà da ngay def qualité ci li ngay liggéey voilà parce que yaakaar naa bu nekkee da ngay joxe ak xol da nga ci war a def lu jóge ci xol def ci lu baax mën a loué nit ki te nag location bi nañu war a xam ne aussi que nit du jóg rek loué da ngaa war a def la ñuy duppee surface corrigée te surface corrigée boobu dafay rek daal di méngoo ak fa nga tabax li nga tabax suuf bi nga tabax ndaxte même léegi njëgu suuf si Pape Cheikh loolu normalement ci bu ñu sukkandikoo rek ci loi yow waroo rek xëy ne mètre carré par exemple Almadi lii la war a jar loolu commission moom moo koy réunir daal di koy définir te ci loolu la ñuy calculer njëgu location bi kon nañ ci bàyyi xel Madiodio ñu ngi fa mu tëdd kontaan na ndax dëggal nga woyam ba nañ ci waxtaan ju boog suñu gaañ yi luwee jërëjëf Dieynaba Seydou Ba ci sujet bi nga indi replay bi ci YouTube bi